Right, check it out, yo. This is your boy, Pidina, right here, Bour Saloum, Falaise de Bandiagara. Nice. Content ci émission bi di rafetlu seen teewaay waa Mbedd Jump TV. Respect for real. Yeah man. Naar P ñu ràññee la woon ci point de vue yi nga doon def. Bienvenue l'idée d'abord fan la idée bi jógee ak lan moo tax depuis un certain temps que waaw idée bi mi ngi ma jógee ci déjà que je sois un rappeur un créateur un porteur de voix koo xamante ni askan wee ko tax a jóg du coup l'idée m'est venue comme ça de créer un truc boo xamante ni askan wi dinañ ci mën a gis seen bopp mu nekk des trucs de 1 à 2 minutes tu vois 1 minute 50 à 2 minutes donc pour joxe ay information sensibiliser wax sama xalaat quoi. Donc c'était pour mu atteindre trois générations yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñooy génération bu bees bi middle generation bi ak mag ñi nga xamante ni hip hop ci ay kàddu dëgg lañ ko xamee woon donc loolu moo ma inspiré woon ci may def ay point de vue. Du coup toogaay bu yàgg bi kenn dégguma du dara parce que voilà arrivé à un moment da ngay taxaw def jàngat mooy taxaw seetlu. xool positionnement bi xool fi hip hop bi toll xool fan nga ko bëgg a yóbbu parce que ci dynamique boobu la ñu nekk donc reculer pour mieux sauter la et tooguñu benn yoon ñu ngi produire ñu ngi def ay sound ñu ngi am ay stratégie yoo xamante ni d'ici peu incha allah gars yi dinañ xam fi ñu toll quoi. ok Naar P après sorti sa projet bi nga xamante ne si mën nga mujjee génne d'abord. Projet bi yaa ngi doon waajal un album n'est-ce pas. album nga ñu diggoon gis ñu album bon nga indil ñu projet Misaalu Kiraama d'abord tur bi. Right Misaalu Kiraama comme son nom l'indique peut-être ay baatu arabe la mais Misaalu Kiraama moom mooy am misaal mooy am as cof mooy loo xam ne maam ñamas lëf daal donc misaal mi mooy Kiraama laa leen diggoon Kiraama moo waroon génn. Donc comme album dafay am liggéey bu muy laaj day am cohérence bu muy laaj day am du nekk sélection de son en quelque sorte donc bëgguñu woon def ay sélection de son donc ñu def ndànk teg album bi à l'écart pour gën ko mural nekk ci misaalu Kiraama bi léegi nag ginnaaw Kiraama lañ leen dig loo gis lu ne ci àdduna am na misaal moom mooy avant-goût donc looloo tax ñu def je dirais une sélection de son boole ay single yu waroon génn au lieu ñu génnee ko par benn ñu def ko projet tuddee ko Misaalu Kiraama donc ñam aslëf la en quelque sorte. muy Misaalu Kiraama mu waroon annoncé Kiraama. donc lan moo bloqué Kiraama boobu léegi. Kiraama bloqué wul dara mënu koo bloqué ginnaaw yàlla donc ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi def son yi mooy li ma lay wax rek comme Kiraama la ñuy liggéey album la ñuy liggéey lu mature la ñu bëgg ñu def sélection de son. parce que ay album yu bëri ñu ngi siy génn yoo xamante ni ay turu album lañ da nga koy déglu doo am cohérence da nga koy déglu doo am maturité bi war da nga koy déglu du am muy tu n'as pas l'impression que tu écoutes par exemple une idée. parce que album c'est une idée quoi da ngay déglu son bi mu am continuité. donc du sélection de son. donc ci niveau boobu la ñu toll ci Kiraama. donc ñu ngi ci càmbar yi ñu ngi ci waxtaan ak grand yi nga xam ne ñoo ñu ci jiitu. ñu ngi ci wut ay idée quoi donc voilà Kiraama léegi mu génn incha allah. léegi mu ñëw mu ngi ci yoon incha allah ak waa Penku Side for real. Naar P yaa ngi bàyyeekoo Saloum. ñëw Dakar war a imposer wu. ñëw fekk say naataango rappeur say génération boo xamante ni yéen a ko bokk. naka lan la Naar P indi loo xamante ne si lu bees lay nekk lu war a particulier ba mu war a mën a imposer wu devant ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la fekkoon tamit war a imposer war a ñëw wane boppam war a bokk. waaw frère rap laa indi donc différence bi mooy samay naataango dañ fee bariwul parce que dafa bari lu ñuy woowee rap ci game bi te tuddul rap en fait donc rap daf fi xawoon a néew ma dikk indi rap donc boo duggee ci bërëb fekk fa ñu wàcc seen ànd boo yéegee ci kaw ànd bi rek day remarquable. donc dama dikk fekk ànd bi ñu wàcc ko mu yëg ci kaw ànd bi toog indi rap ak façon rabin donc indi ay freestyle indi projet indi idée indi changement quoi indi évolution je dirais parce que voilà mënuma fi def lu Keyti deful mënuma fi def lu Max Crazy deful mënuma fi def lu Kër gi deful mais indi naa évolution quand même indi naa Keyti en
2017 bi ma commencé produire samay projet ñu ko gën ma remarqué ci game bi indi naa Keyti en 2017 indi naa Kër gi en 2017 en évolution en quelque sorte donc rap laa jëlee Kaolack indi ko fi mu différent ak li fi nekkoon ñu koy woowee rap te du rap gars yi ràññee ma ci. lan moo fi nekkoon luy nuru rap te du rap. bari na mooy ay type yoo xamante ni dañ koy woowee du ay type rap du ay type doone type bi hardcore la doone type bi dirty south la doone type bi machin doone type bi da nga naan par exemple type bi c'est du bass chung ou bien type bi c'est du type machin c'est pas du hip hop en fait nu mu neex waaye mu tuddee ko kum neex nga def ko ak ni nga ko sentiree amuñu benn problème ak ñi koy def donc mais man li ma mën a wax mooy rap laa indi donc loolu tax mu remarquable parce que nit yi dañu soxla woon lu ñuy déglu di ko dégg parce que toog naag koo xamante ni yoonam nekkul ci hip hop daf ne ma ku remarquable daf ne ma man su ma demee bay déglu rap c'est pour déglu ak dégg moo tax parce que bu ma bëggee fecc hip hop am na fecc rap am na fecc am na divertissement mais bu ma fecc taxee jug dëgg damay dem déglu ji mbalax tu vois ce que je veux dire donc dama indi lu ñu déglu di ko dégg quoi ba moo tax mu woon différence lu ñuy déglu di ko dégg daf fi xaw a manqué waaw. kon style bi nga xam ne moom la ay Samba Peuzzi ay Akhlou Brick Paradise ak genre boobu ñu indi beneen tay ji bi teg yooyu noonu genre façon musique boobu noonu da nga jàpp ne loolu ay bass chung la ak genre quoi. waaw c'est leur type beat ñoom. c'est leur type hip hop c'est leur type de faire leurs choses. ils le font bien. j'ai pas de problème avec ça quoi en fait mais man à mon niveau am na ci yoo xamante ni entre guillemets je l'appelle pas rap am na ci yoo xamante ni parce que am na ci yoo xam ne aussi dama koy déglu du ma nekk ci niveau wu xam nga gars yi moom dafa am conception bu ñuy am ci loolu dafa am nu ñu koy concevoir mooy il est méchant ou bien gars yi dañoo am visibilité moo tax à mon niveau dafa am nu ma koy concevoir moo si ku ci nekk am nga sa conception bopp quoi donc am na ci loo xam ne du ma ko woowee rap waaw à mon niveau parce que ku ci nekk li ngay def yow la engagé aussi quoi. comme yan style nga dul woowee rap par exemple. bari na ils font les crossovering comme ils veulent da ngay gis ni hip hop mën na accueillir style bu nekk. ci 4 PM. sampling boo ci def da koy accueillir nga am hip hop en tant que tel mais bu fekkee da nga jël benn type boo xamante ni beneen rythme la déjà nga ko yax bi beneen rythme la beat bi beneen rythme la boo ci yokkee hip hop sax boo ci yokkee rap ça sera pas du rap. donc dafay mujj dénaturé wu en fait hip hop mën na invité lu nekk parce que déglu nañ fi Nas mu jël gospel teg ci hip hop déglu nañ fi Jay-Z mu jël leneen salsa teg ci hip hop déglu nañ fi J. Cole mu jël leneen teg ko ci hip hop donc hip hop mën na accueillir mais leneen lu ko accueillir dootul nekk hip hop quoi parce que hip hop quoi qu'on puisse dire musique gu boppam la aussi. ok musique boppam la ba léegi ñu resté foofu noonu yow ak sa génération bi nga xamante ne si yéen a nekk ñan nga ci gën a mën a amal ay collabo ñan nga nekk di defal ay bàyyi sa yéen mën naa ci defal collabo ak ñëpp je te dis par exemple j'ai pas de problème ma xool kenn koo xamante ni dama ne ci type bu mu nekk wooyewu ma hip hop loolu ne du ma def hip hop invité ko ci that's business game la en fait si je fais un truc boo xam ne man li may def hip hop lay doon ci pied norme yi ma koy def hip hop lay doon su ma fiilee keneen koo xam ne nekkul ci loolu mën naa ko woo invité ko ci sama hip hop et bu ñëwee par force hip hop la ci def parce que hip hop la fi fekk bari na ci ñoo xamante ne on s'entend bien ñoo xam ne samay waay lañ am nañu link bari na ay Julio Lapsolu ils sont là Ndobin il est là sama gars la ay avocat sama gars la maestro il est là Dev Mr Dev donc bari na ci ñoo xamante ni ak waa Kaolack yi donc samay waay lañ ñoo xam ne mën naa def ak ñoom n'importe quel moment mën naa def ak ñoom fit quoi. ok comme ni nga ko waxee waa Kaolack yi ñu dem Kaolack génération bi nga xam ne ñoom nga tollool niveau pas niveau mais génération comme ñi nga xam ne comme Rifu comme Mojo yan aussi yan relation nga am yow ak ñooñu quoi genre génération bi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk quoi. waaw relation bu clean relation bu à mon niveau bu amul benn baat énergie amul benn baat énergie bu am lu jóge ci man jëm ci ñoom quoi c'est des frères on est tous des Saloum on est là pour défendre Kaolack donc amul y a pas de querelle entre man ak ñoom quoi. waaw defar Kaolack comme ni nga ko waxee Kaolack ñu gis ni ça fait des années Kaolack à chaque fois ni mu meloon la mel. gars yi jéemu ci benn changement. bon
gisoon nañ refu temps yi dafay sorti di clash Mariama Sarr. gis nañ ku mel ni Fadel Barro mi ngi posé candidature pour jëm a nekk sa gis-gis yow d'abord ci municipalité bu Kaolack naka nga gisee Kaolack nan lañ ko war a yoree naka la war a doxee ak ndax ni muy doxee boobu ba léegi projet yi nga xamante ne si moom la Kaolack waay di xaar ci autorité Kaolack waay ndax ñu ngi koy gis wala gisuñu. waaw déjà Kaolack pour un Kaolackois déjà parce que pour man jikko la ñuy fal. jikko la ñuy fal kii ñuy fal pour mu war a jiite localité bi kenn waru koo gën a bëgg localité bi. gis naa ay nit yoo xamante ni Kaolack da leen jaral dee parce que bu fekkee ne dañ la fal nga jiite Kaolack lëmb nga gis Kaolack lëmb ni mu mel amoo ci benn réaction bu dul nekk touriste Kaolack vendredi nga fay ñëw def xawaare samedi maire yi ñëw nga may leen xaalis ñibbi Kaolack ñoru la nekk njiit moo la ñor donc am pouvoir moo la ñor tu vois ce que je veux dire. donc ben oui on a jamais eu de njiit boo xamante ni il est fier d'être Kaolackois te Kaolack moo ko ñor ci Kaolack. xam nga nit ku ci nekk ak ni ngay jiite mais njiit boo xam ne Kaolack moo ko ñor ci Kaolack. Kaolack baax moo ko ñor ci Kaolack. loolu la ñu amul. tu vois ce que je veux dire. parce que de fi ma commencé ràññee njiit ba fi ñu toll nii. Kaolack n'a pas changé. am na ci ay tali yoo xam ne damaa def ne sarax la biir Kaolack bu ñu ko defaree Kaolack day tëj laa yaakaar. am na sam benn copain daf ne ma booy. ma ne ko mu ne ma bu ma juddoo ba léegi canal bi traverse suñ buntu kër mi ngi fi ne. chaque jour nii lay mel mbalit mi fii lay nekk ci biir canal bi ndox mi day ball di génn. man damaa dem ba def sama idée wu sama bopp mu ne moom dafa dem ba def ci boppam idée ne canal bi bés bu ñu ko tëjee paa yeeg maire yi fekkee bi ñu koy tijji dañuy dee parce que xet gi moo leen di dundal. c'est ce que je veux dire nee na xetu canal gi dafa dem ba dafa mel ni quotidien la ci paa yi buñ ko nooyeetul dañuy dee loolu mooy miin nañ loolu yàgg nañoo dund loolu donc loolu c'est vraiment c'est malheureux quoi. donc man li may ñaax gars yi mooy nañ fal jikko élection yi mi ngi ñëw gis nga nit ni mu mel humainement avant muy laataa muy nekk njiit boo ko joxee ñaar fukk mu war laa delloo ay fukk delloo la ñaar dërëm noonu la mel bu jiitee donc dafa am ñoo xam ne amuñ ngor ci li ñëpp bokk léegi nag fi mu ne nii am nañ bal bi mi ngi seen i camp am nañu atu am nañu occasion wu taxaw seetlu xool ki nga xamante ni ñëpp am nañ yaakaar ni buñ ko falee Kaolack moo ko ñor ñu fal ko ci kàttanu yàlla waaw. bon ak changement bi nga xam ne am na déjà ginnaaw clash yi nga xam ne am na ci kaw Mariama Sarr ñëpp clash ko ba déjà ki nga xamante ni moom mooy jiite coalition Benno Bokk Yaakaar reconduirul Mariama Sarr pour nekk maire bu Kaolack déjà ñu ngi jiital Rahma ci commune bi jiital Biteye ci li nga xam ne moom mooy département bi nag nga gisee tamit changement yooyu noonu pour est-ce que déglu nañ ñoom ñu jiite déglu nañ population ba tax ñu indi changement yooyu noonu wala boog seen intérêt moo tax ñu koy def tamit. waaw xam nga man dama naan mburu fop ko fari parce que ñoo bokk fi ñu naane ñoo bokk jokkuwaay. bu par exemple yàgg nañoo dégg ñu critiquer Mariama Sarr laata ay élection di ñëw donc bu ñu bëggoon fonctionnement bu baax biir Kaolack selon seen parti mooy seen parti moom seen nitu seen parti moo diriger Kaolack bu ñu bëggoon fonctionnement bu baax ba ñu commencé dégg jarul sax di déglu critique gu Kaolack yi. monsieur le président yàgg naa dem Kaolack. ay ndawal monsieur le président yàgg nañoo dem Kaolack kenn waxu leen Kaolack ni mu mel. te seen ndaw a fa ne. donc bu ñu bëggoon changement moom bu ñu ko vérifié wala bu ñu ko dugalee ci ruq wax ko dina coppite ci Kaolack. bañ koy dégg ak léegi yàgg na te utuñ ci coppite donc bu ñu ko bëggee changer teg ki fa ne teg fa seen ndaw weneen ndaw boo xam ne moom lañ fa teg parce que dañoo bëgg fonctionnement bi continuer parce que bëgguñu fonctionnement bi changer. donc pour man Kaolack pour mu changer foog ñu changer la fa ne. la fa newoon foog ñu changer ko seen jokkuwaay foog ñu changer la. donc je vais dire du ma wax kenn du ma wax benn Kaolackois ne ko diw ngay votel je vais pas donner des consignes de vote man en tant que Narapi Birame Loum xam naa ki ma doy dinaa ko votel mais ñoom nañ taxaw seetlu xool ki nga xam ne moo leen doy xool ki nga xam ne jikkoom moo leen doy xool kiy wax xool kiy dige ba xam ndax li muy dige yanu na maanaa ñu jël ko teg ko ci bopp mairie bi incha allah. ok pour développement wu Kaolack
nguuru Sénégal aussi duggoon na fa ay milliards yoo xamante ni war nañu ko defaraat pour canalisation yi ainsi de suite ni ñu ko xamante université El Hadj Ibrahima Niass pose première pierre te Papa Cheikh ba léegi nii gisuñu benn changement. benn changement ay travaux yu ñu tàmbale te duñ ko jeexal Kaolack naqariwul daxal frère Kaolack da ngay topp koñ but ba but da ngay topp koñ mu jugee ci cat wi nga topp ko mu génn ba but moom mooy au moins am nañ lotissement bu baax au moins Kaolack yaatu na au moins Kaolack boo jugoon pour assainir ko du métti. parce que y a pas de blocus li lay mën a sonal lenn la muy koñ yu bëri taataa mooy koñ yu bëri pax-pax. muy koñ yoo xam ne tali bi dafaa jaar même bu koñ ba baaxoon avant tali ba fa jaar yàqu moo ko yàq. tali ba jaar ca koñ ba moo yàq suufu koñ ba parce que tali bi bëri na ay pax tali bi bëri na ay jàdd bëri na ay doodaan yu amul benn njëriñ. tali boobaa yàq koñ ba. donc yii ñu war a defal xam nañ ko. nañ ñu defaral suñuy canal nañ ñu tëjal suñuy canal. nañ ñu defal ay évacuation. dégg nga nañ ñu utal déjà Kaolack dañu am suñu entreprise boo xamante ni ñun dañ ci fier muy dawal Jakarta jeunes yi ku bëgg a sauver yow la neex. donc ñu ngi liggéey Jakarta et ñu ngi ciy gagné seen life. tu vois ce que je veux dire. nit nag bu la toppee. yaakaar la ba jël la teg la ci cappaandaw li nga war a def at fës moom mooy gersu ko te ëllëgu réew mi ndaw ñee ko yor. dégg nga donc nañ xool nañ gersu ndaw ñi nekk Kaolack ñu jàppale leen maire yi ñu ngi fa waaw paa yi ñu ngi fa waaw mbootaay yi ñu leen di defal pour di leen di jox ay pot de vin pour ñoom ñuy leen di mën di topp di leen solal ay t-shirt amul sens. ñooñu seen doom yee am njëriñ seen doom yi ñoo yoru ëllëg. lañ fa dese bariwul paa yeeg maire yooyu lañ fa dese bariwul. donc li may ñaax ndaw yi mooy. ñoom seen sensibilisation ñu commencé ko ci seen papa yi seen yaay yi. nañ tàmbalee bañ seen yaay yi di génn ñu leen di jox ay t-shirt ak 2000 francs pour ñu voter leen nañ tàmbalee bañ loolu léegi nii. parce que am na loo xam ne boo ko nangulee sa papa di la ci di ci dem di ci jël 2000 di la ci di ci joxe dépense ngay lekk day am benn blocus bu muy def ci yow. donc nañu dundee ak suñu ngor bu ñu amut lu ñu lekk. wala amuñ lu ñu dundee nañu ànd ak suñu ngor yàlla moo koy joxe du ñoom ñoo ko yor. donc nañu ànd ak suñu ngor defar suñu Kaolack. ok defar suñu Kaolack comme ni nga ko waxee yow sa gis-gis ci Kaolack sa vision ci Kaolack yow boo doon defar Kaolack en tant que Narré P fan ngay commencé ak yan point moom moo gën a essentiel pour lu ñu war a defar ci Kaolack. bari na occuper espace yi déjà parce que gis nga Kaolack booy dugg. boo duggee ci bienvenue bu baax Kaolack bi bay sar ci garage Dakar bi. espace yooyu yëpp c'est des espaces yoo xam ne c'est à exploiter te dañ koy exploiter à leur faveur léegi. dañ koy exploiter à leur faveur léegi donc li ñu war a def lenn la. nañu fexe Kaolack set. Kaolack sele ba yoon la. économiquement parlant dëkk bi li muy dugal ci koom-koom kenn xamul nu mu toll. donc dëkk buy dugal koom-koom da nga koo war a taaral. da ngaa war a def de telle sorte bu koy ay étranger di romb au moins ñu ne boo waxee Ndakaaru ba noppi teg ci Kaolack. parce que Kaolack fu ñëpp di jaar la Carrefour la. donc yoon la mu defar yoon la mu baax yoon la ñu defaral ñu suñu canal yi yoon la ñu defar tali yi route yi nekk ci biir Kaolack boo ci compter benn bu baax du ñaar. choc yi ci biir dëkk bi lay gën a am ko ci national bi. donc nañu defaral suñu tali yi tëjal ñu suñu canal yi. au moins defal ñu ay évacuation ñu dund ci jàmm. bu dee mënuñ jox suñu jeunes yi ñu liggéey. mais comme par exemple liggéey yi nga xamante ne si tamit tàmbali nañ gis naa fa romb naa benn tali boobu dañ ko defar. ñu ne ma biñ ko dalee liggéey bi mu soppeek léegi liggéey bi def na léegi ay 6 mois parce que booy dañu leen amee arrière de salaire. booy yi bëgg a liggéey moo tax ñu dem dugg ci chantier yooyu noonu. avance 1 mois la leen avance après ñu continuer waat liggéey. waaw yooyu tamit. waaw parce que lépp dañ koy bëgg a politiser ñàkkuñu comme bu ñu yeggalee loolu. parce que am nañ comme bu ñuy joxe bu ñuy corrompre ñenn ñi pour jox leen ay 2000 ak 3000. comme yooyu noonu am nañ ko mais comme bu ñuy yeggalee travaux tali yi. duñ ko am parce que dañ ko bëgg a politiser. dañu bëgg xaar ba moment bi nga xamante ni mën nañ cee naxee askan wi ñu continuer liggéey bi. et pourtant buñ ko daggee dagg yàqal ay pères de famille. buñ ko daggee yàqal ay jeunes yoo xamante ni ñoom ñoo yor seen yaay ak seen papa. ñooñu ci tali boobu noonu ngay defar seen wërsëg ci la nekk continuer ko nit ñi buñ la wóoloo dinañ la fal buñ jël lépp politiser ko. lépp dañ ko politiser. donc dañuy dagg travaux buñ ko defee benn 6 mois dañ koy dagg. donc
def stand by xaar ba ay élection jege si ñu politiser ko donc loolu dafa ñaaw dafa ñaaw. merci Naar bi dañ koy tëjee rek. soo ma doon defal sa diagnostic global ci hip hop Galsen. waaw diagnostic bi moom lenn la rek mooy macha allah gars yi ñu ngi am ay millions de vues gars yi ñu ngi daw ci chaîne internationale yi ñu ngi leen di wane macha allah vues yi ñu ngi yokku mais y a une manque d'objectif là-dessus donc nañu am objectif comme am nañ opportunité di daw ci chaîne internationaux yi. nañu fexe di créer loo xamante ni nit ci dañu ci xam ñun. il faut pas que ñun ñu nekk ay complexe parce que am na benn interview bi ma doon déglu boo xam ne waa ji dañ ko doon tànnloo ci yenn dëkk yoo xamante ni bu dul dëkkam dina fa préférer dund ñu wax ko limal ko ay dëkk ba boole ci Sénégal mu tëb dëkk yëpp ne il préfère Côte d'Ivoire gars yi laaj ko mu ne au moins ñoom ils sont naturels ñu koy laaj ci yeneen dëkk yi ba yegg Sénégal mu ne Sénégal moom mooy deuxième France parce que Sénégal c'est la civilisation. Tu vois ce que je veux dire Sénégal ay tubaab lañ Sénégal olof gi ñu doon sax safu leen. Tu vois ce que je veux dire donc mënuñu jaay tubaab bi tubaab bi mënuñu leen jaay tubaabe nañ jaay suñu bopp donc hip hop bi ci côté boobu laay waxee ñun nañ def ba de telle sorte que lu ñuy amee visibilité lu ñuy tiktokee ci àdduna bi na doon suñu propre suñu propre jargon na doon suñu propre terme ñun oh non am na ñu koy def donc position boobu laa ci taxawee leneen li mooy engagement bi na yokku sensibilisation bi na yokku yor nañ kàddu gu am solo nañ waxal askan wi surtout fi mu toll nii nga xam ne dañ ko soxla vraiment dañ ko soxla quoi dañu soxla ñu éveiller Sénégal yi orienter leen parce que ñu ngi subir ñu ngi dund loo xamante ni yoon la mu dakk Sénégal meññeef gu nee ngi fi pour mu mën a développer meññeef gu nee ngi fi ngir mu mën a mel ni yeneen dëkk bi mais ñun dafa mel ni dañoo ragal a exprimer wu quoi te ñun yàlla may nañu kàddu googu donc maa ngi ñaax sama mbokk rappeurs yi ñu gën a am engagement ci di teewal askan wi quoi. right jërëjëf Naar bi am nañ mbégte kontaan bu baax a baax dara loolu yan kàddu ngay tàggoo. Chiarete maa ngi kontaan kon émission bi gàtt na am na solo donc Mbedd Jëmp TV for life Naar bi right here donc di leen jox daje yàggul dara dinaa génne ay affaire léegi maa ngi gis affaire yaa ngi daw Naar bi xanaa da ngaa bàyyi Naar bi bàyyiwuma maa ngi fii donc dama taxaw seetlu la. maa ngi ñëw point de vue mi ngi ñëw Kiraama bi mi ngi ñëw yeneen single yu doy waar mi ngi ñëw incha allah beneen Naar bi Bryce tigi di daandee bang.